fukki nit ak juróom-ñaar ñoo faatu diggante 2021 2022 ci ay manifestations yu ñu gàntal fii ci Dakar ay manifestations yu lalu ci wàllu politique wàllu mœurs wàllu sociétal ay manifestations yoo xam ni kenn mën ciy génn responsabilité gouvernement bi ak quel que soit taxawaay bu mu ci mën di taxaw ay manifestations yoo xam ni bakkanu ndaw yi rek ñoo ciy dee te ku nekk ak façon gi ngay deewee doon lu metti li coow li bari sax nag fàtt nañu ñi gën a dee te doon ay innocent surtout benn handicapé bu doon noppalu ñu taal matelas yi mu nekkoon matelas yi lakk ci kawam ba mu doon ay yax ba léegi defaguñu autopsie wala autopsie bi révélé guñu ko ndax xamuñu kan mooy mbokkam ba léegi ndax kenn xàmmewu ko dafa lakk ba doon ay yax ala ba tey jii dañuy def ay manifestation yoo xam ne ay bool la ñuy tëgg ci Sénégal ay bool yëglu comme ni ko Abdoulaye Wade defee woon ci jamonoy Sakhalum bi ñuy Abdou Diouf amee ay dogal ci wàllu koom-koomu Sénégal mu dem ba sëngéem am na nag ñu commencé di wax naan tapage nocturne njuumte la ndax kuy def tapage da koy def benn place boo xam wala mu doon kenn koo xam mais kenn mënul contrôler toute une nation ñëpp di fëgg seeni ay bool kan ngay tuumaal tapage nocturne wax ju yàqu la ñi féete ak nguur gi nee nañu ñoom itam dañuy wut seeni mbiib di mbiib du safee toppandoo lay doon ndax ñoom li ñuy xaar ci ñoom du mbiibante li ñuy xaar ci ñoom mooy def résultat ci coono ak souffrance bi askan wi dund manifestation la ñu jàppoon aljuma bii ñu weesu ñu aaye ko ñu xalaat ni ñoo gën a virulent Ousmane Sonko Barthélémy Diaz ñu kidnappé leen kenn mënta génn sa kër ñëpp dénoncé ko surtout ci wàllu liberté d'expression liberté de circuler d'accord Ahmed Aïdara génn ñu jàpp dugal kaso Mame Diarra Fam génn ñu jàpp dugal kaso Déthié Fall génn ñu jàpp dugal kaso déglu leen bu baax li may wax El Hadji Ahmed Aïdara dafa génn këram di xëy ca mairie ba nga xam ne mooy maire de la ville de Guédiawaye ñu dogale ko ci yoon wi arrêté ko Déthié Fall dafa génn ci siège yu parti politique am ñu arrêté ko Mame Diarra Fam dafa jóge ci këram dem di seeti nattangoom Barthélémy Diaz ñu arrêté ko xam ngeen fan la ñu waroon def manifestation obélisque Colobane ñi ñu jàpp ñépp amul kenn ku jëloon yoonu obélisque Colobane kon lu tax ñu jàpp leen lan moo tax ñu jàpp leen ñu ni déet ñu waroon leen a atte puusaat leen ñu gën a yàgg ci kaso bi lan moo ci xemmeemteefu ñu def jëf jooju luñ ci jublu bi may commencé wax naa leen 17 jeunes entre 2021 ak 2022 tey bu ñu sukkandikoo ci journal Source A nee na Macky Sall woote na am ndajem sécurité ca palais de la République ki jiite gendarmerie nationale ki jiite armée bi ki jiite police nationale ngir wàllu sécurité lan moo ciy jubluwaay bi pour waajal manifestation mu bañ a am wala waajal li ñuy wax infiltration fan yi te ñuy cité ay quelques personnes yu ñu arrêté ci Sénégal ndax ni dañu amoon xemmemteefu def naka sudul noonu ci indi désordre ak insécurité ci biir Dakar loolu itam information la boo xam ni ñu ngi koy jàllale partout ci ay mbind ci ay photo et cetera mais ba léegi doonagul loo xam ne presse classique bi nekk ci Sénégal ñu ngi koy traité comme ni mu jaadoo président Abdoulaye Wade dànkaafu na Macky Sall ni ko fokk nga arrêté anam gi ngay doxale ak opposition bi faw nga bàyyi la ñu def seen ay manifestation te nga génne ñi nga teg loxo ci kaso bi ñi féete ak Déthié Fall dénoncé nañu anam gi ñu indi tey ni aw lay ba tax attewuñu Déthié Fall ak Mame Diarra Fam ñi ànd ak El Hadji Ahmed Aïdara dénoncé nañu anam gi ñu arrêté El Hadji Ahmed Aïdara en tant que maire de la ville nga xam ni tabaski gaa ngi jige si li tegu ci ndoddam ci ay responsabilité ñi war a fayeeku ay aide ak yeneen yoo xam dafa war a bouger ñu ci poser ay questions nag bari na lool lan moo tax ñu singali ñooñu teg leen loxo te kenn demu ci place bi ñu waroon a defee manifestation opposition bi nee na ñu am autorisation ñàkk am autorisation daañu dem def marche le 18 wala ajjuma bii ñu dëgmal le 18 moo nekkoon ajjuma bi passé liñ ci jublu mooy wan ñi jiite ni leen réew mi moomoo leen ko
te faw démocratie ñu jox ko cëram respecté ko kenn ku nekk am sañ-sañu liberté am sañ-sañ ak liberté wax li la metti bu fekkee am na lu la metti ci sa doxalinu réew boobu itam ñu ngi njort ni kenn du ko autorisé. Alors li ci mën a xew Ousmane Sonko nee na président Macky Sall bu bëggee na ma rey baa mu jàpp ma mais li amoon du amaat parce que faaw ma génn kenn du ma kidnappé kenn du ma jàpp otage ci sama biir kër. kon lan moo mën a xew arrestation Ousmane Sonko lan moo mën a xew arrestation Barthélémy Diaz mi jàpp ni combat bi dafay continuer parce que foog ñu xeex ci wàllu liberté waaye Y'en a marre wàcc nañ ci géew bi nii seen yoon nekkul ci wàllu politique musuñu bokk ci manifestation Yewwi Askan Wi waaye seen yoon a ngi ci affaire cité bi Sénégal doxul dafa sëngéem ci wàllu démocratie ci wàllu liberté ci wàllu économie ci wàllu vie sociétale kon faaw ñu dugal seen loxo ci xeex bi caat bu Y'en a marre nee na Macky Sall bëgg a raak di nga raak bañ di nga raak parce que Sénégalais yi coono bi ñuy dund nga bëgg leen a xañ seen liberté duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg. alors Guy Marius Sagna teg nañ ko loxo ca Casamance loolu lépp boo ko dajalee tey yokkat yeneen xale yi nga xam ni faatu nañu ca Casamance ak coow li am ci autopsie bi nga xam ni communiqué procureur de la République nee na boy bi bal reyu ko arme blanche moo ko rey jaasi paaka sémmañ wala xeec ay mbokkam ni loolu amul faw ñu def contre autopsie ndax seen doom bal moo ko rey trop de questions yoo xam ni ñu ngi koy posé ci bakken yi di rot ci yi lay manifestation jaadu na ngeen xam yéen waa Sénégal lan moo sabab manifestation yi dañu déposer ay liste ci élection législative ñu gàntal yenn ci ay coalition mel ni Gëm Sa Bopp mel ni Serigne Boub mel ni Fadel Barro mel ni nangam bi ñu leen gàntalee ni seen parrainage baaxul liste bu nekk war a respecter parité liste tout département bu Dakar la ñu njëkk a gàntal ñu ni waa Yewwi nekkoo leen ci dëgg man bokk naa ci ñi doon attaqué waa Yewwi ni la nekkoo leen ci dëgg parce que li tax mooy Yewwi dafa nekk benn dynamique boo xam ni kenn ku ne di Sénégalais da cee gis boppam ñépp dañ cee gis seen bopp bu ñu jiitalee ay nit ci wàllu politique ñu gis suñu bopp ci dynamique bi nga xam ni moo taxaw ci réew mi ngir jàkkaarloo pouvoir bu fi nekk bu fekkee am na benn sabotage ci seen wàllu liggéey faaw ñu dénoncé ko et bien sûr que y avait des deals parce que ki ñu jox liste bi pour mu dugal ko am na lu leerul loolu lañ doon dénoncé te loolu la ñuy continuer di ko dénoncé parce que boo jàkkaarloog ku jubul te du la baal amoo droit ci njuumte dañu waroon a saytu liste bi soigneusement xool ko ngir dugal ko mu valable entre temps ñu ne liste Dakar baaxaat na ok dënn yi tàngoon yëpp teguwaat ci suuf Déthié Fall gis ni liste waa Benno Bokk Yaakaar dafa am problème 23 24 respecté wuñu parité ñaari jigéen ñoo tegaloo ñu dénoncé ko liste Yewwi Askan Wi aussi am lu mel noonu ci seen liste titulaire mais bu ñu nee waa liste Benno Bokk Yaakaar validul liste Yewwi Askan Wi national validul mais nañu ko accepté te doxal mais ñu yóbbu ko ci kanamu conseil constitutionnel mu ni valide na mais ni muy validé mooy waa Yewwi Askan Wi seen liste suppléant moo baax waa Benno Bokk Yaakaar seen liste titulaire moo baax léegi bu fekkee waa Benno Bokk Yaakaar dañoo gagné ci 53 yi nekk ci liste titulaire bi ñu am par exemple damay joxe exemple ñu am 45 députés ci liste nationale bi selon ni calcul yi tëddee bu ñu amee 45 députés mu des 8 députés entre temps am députés yi ñu nommé ñu démissionné entre temps am députés yu faatu bu ñu demee ba seen liste 53 yooyu jeex te fekk amuñu woon liste suppléant qu'est-ce qui va se passer dañuy dissoudre assemblée nationale defaat ay élection lan la ci yoon waajal ma ni waxi caaxaan la ñu ni waa liste Benno Bokk Yaakaar seen liste titulaire amul mais suppléant mooy am léegi bu Benno Bokk Yaakaar wala Yewwi Askan Wi bu ñu gañee élection yi kan mooy nekk député suppléant Ousmane Sonko fan la takk ndeer di faloo te jëmm nekk fa muy doxalin bu jaaduwul bu kilifa yi jiite réew mi tey saytu élection yi di amal opposition bi gis ni jaaduwul ñu dénoncé ko di def manifestation mais bàyyi la ñu manifester parce que dinaa la duma te doo fi yuuxoo amu fi dinaa la duma te doo ko fi yuuxoo amu fi ci situation boobu la ñu toll dafay jaadu ñu fàttali nit ñi jaar-jaar alors waa Yewwi Askan Wi
dañu am sas wu mag sas wi mooy yaakaar ji waa Sénégal am ci ñoom parce que tey bari na ñoo xam ne seen yoon nekkul ci politique mais ñu ngi ci biir Yewwi Askan Wi parce que seeni ay kilifa dañu nekk ci biir Yewwi Askan Wi di ko dooleel di ko kantanal loolu mooy li tax bëgg ak bañ daañu bàyyi xel bu baax am droit de regard ci doxalinu Yewwi Askan Wi moo tax du ñu leen baal ci yenn njuumte yi parce que sañu ñoo juum parce que ñi ñu jàkkaar lool du ñu baalee te ñi ñu jàkkaar lool dañu war a changer ni réew mi doxee da nga jàkkaarloo koo xam ni gëmul changement te ni muy doxalee baaxul boo jàkkaarloo moom ci wàllu këyit da nga war a am fulla am caractère am personnalité boo xam doo def dara lu mu lay yabee loolu lañ doon wax waaye Yewwi Askan Wi et ci dynamique boobu la ñu nekk ba léegi beneen bi ci des il faut arrêter ci souvent ñuy wax naan dañu war a soppi réew mi dañ ko war a soppi dañu xeex pour soppi li fi am mais nañ xeex pour ëllëg li fiy nekk wala ki fiy nekk duñ ko bàyyi ak réew moo xam ne kenn mënu koo gouverner ki fiy nekk nañ xeex ba noppi bàyyi kook réew muy mën a gouverner mu fekk fi ay entreprises yuy dox mu fekk fi ay sociétés yuy dox mu fekk fi ay kees yu am xaalis mais bu ñu taal réew mi ba mu tàkk bépp Sénégalais bu amoon entreprise ñu lakkal la ko ba noppi bàyyi la ak sagaru réew boo xam ne dootoo mën a gouverner bàyyi la ak loo xam ne dañuy tëddicc tey bu ñu changé réew mi kenn ci notable wala kilifa yu Yewwi Askan Wi moo xam Ousmane Sonko moo xam Déthié Fall moo xam Khalifa Sall nga jiite réewu Sénégal mais bëgguñu di la bàyyi ak réew moo xam ne kenn du ko gouverner dañu bëgg nga fekk réew moo xam ni entreprise yi dafay dox ay sénégalais yor ko lépp lu ñu nangu woon ci loxo sénégalais yi nga nanguwaat ko jox ko waa Sénégal parce que xam ngeen ni nag ñun bëgg nañu changement suñu mbell bi ñuy exploité étranger yi ñoo ko yor suñu commerce contact direct si étranger yi ñoo ko yor suñu suuf si étranger yi nangu nañu ko suñu béton bi étranger yi ñoo ko yor phosphate bi zircon bi or bi aéroport bi Diamniadio bi lépp étranger yi ñoo ko yor ci wàllu construction ak wàllu nekkin ñun suñu entreprise gagné wuñu tous waaw loolu bu ñu koy changer est-ce que dañuy taal réew mi pour changer ko non dañu koy changer xeex la laaj mais xeex bu responsable xeex bu lalu ci fulla xeex bu dul doon ay saaga ak ay ŋaññ ak ay waxi dof mais xeex bu am personnalité boo xam ne ëllëg bu Ousmane Sonko nekkee ci bopp Sénégal duñu ko jox sagaru réew boo xam ne kenn du ko gouverner bu Khalifa Sall nekkee ci bopp Sénégal duñu ko bàyyeeg réew moo xam ne kenn du ko gouverner kon loolu ku ko waxoo li am parce que bu ma la yéenee nga avancé ci sa wàllu doxalin ma yéene la ay résultats du ma la taalal li ma lay jox yàqal la ko jox la kees gu vide parce que balaa ngay def résultat ñi jonkante la xaar daañu la jéppi te Sénégal ñëpp jonkante xaar fi mu nekk nii agriculture dee na élevage bi dee na pêche bi dee na revenu yi ci des mbell mi étranger yi jël nañu ko commerce bi étranger yi jël nañu ko suuf si jeex na mais fu ñu jëm bu fekkee dañu jël réew mi ci fitna ci taal ko ba nga xam ne bu ñu koy jox ëllëg kii remplacer Macky Sall du am réew bu mu gouverner kuy cautionné loolu nekkoo Sénégal boo nekkee fii Sénégal xam réalité bi di jënd kilo ceeb ak litre diwlin wala walaatu diwlin di ànd ak nit ñi dem marché di dimbalee 1000 francs ñu ne dimbalee 1000 francs ngay dem ci tool yi gis baykat yi li ñuy jànkuwanteel di dem ci àll bi doo cautionné loolu laa wax da ngay cautionné xeex ànd ak noblesse résistance ci fulla ak fayda bañ a taal réew mi bañ a yàq li fi nekk ba changement amaat ci façon démocratique waaw kan moo bëgg a jiite réew mi fekk amul jàmm kenn mënu ko kan moo bëgg a jiite réew mi fekk amul salaam kenn bëgg ko kon bu ñu yàq bérébu liggéeyukaayu waa Sénégal yi bu ñu yàq jumtukaay yi waa Sénégal moom xamoo ni Sénégal li ñu am sax ci ay société fii Dakar bariwul Sénégal bariwul mais bu ñu leen ko yàqalee sax faf nag lépp mujj ci loxoy étranger yi mais kiy jiite ëllëg di remplacer président Macky Sall ak xottu kees mooy nekk ci loxoom. beneen bi ci des mooy yéen les jeunes nervis yi nga xam da ngeen di infiltrer ci biir manifestation yi di def lu bon di def lu ñaaw di def naka su dul noonu méfiez-vous ay benn nit ngeen ci kanamu peuple Sénégal
ay benn nit ngeen ci kanamu askanu Sénégal ay benn nit ngeen ci askan wu sonn lool li jaadu nag mooy ngeen xam fi ngeen di teg seen tànk parce que kenn amul sañ-sañu lor gi ci des amoo sañ-sañu gaañ nit amoo sañ-sañu agressé nit amoo sañ-sañu jam nit pourquoi weccet bi ngay jot tax ngay infiltrer ay manifestation pour def naka su dul noonu loolu du am Sénégal laa wax sama message bi muy jëmale ci autorités yi muy prenez vos responsabilités affaire bi du dajale gendarmerie police ak militaire pour def face aw askan mais affaire bi stratégie la pour dundal démocratie affaire bi bañ a jalgati yoon la pour dundal démocratie affaire bi du bañ a daanu ci nguur tax ngay soppi ay loi ak ay yoon affaire bi respecté yoon la ak loi boo gañee boo gañewul xam ni ñàkk nga sañ-sañ bi nga am pour jiite sañ-sañ bi nga am pour ñu nommer la sañ-sañ boobu laa am moom la bàcc am moom la sàmba am moom la jibi am pour jiite Sénégal pour ñu nommer ko ci Sénégal ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal ñiy xeex nag fokk ñu jiital seen ay xel fokk ñu am détermination fokk ñu ràkk mais ñu jiital xel ci principe ci dëggu ci détermination pas yi fi dof réew mi ñu ñëpp ñoo ko bokk kenn du ko taal ngir jël ko kenn du dox ci ay néew ngir jël ko waaye da nga koy jël mu fekk mu ni réew mu ni pekk yomba tabax yomba defar ba ñu jonkan di la xaar seen yaakaar du tas ci yow muy ëlbatiku contre toi mbokk yi ñu ngi lancer message ci gouvernement bu Sénégal encore une fois mu xool ni muy doxale mu xool anam gi muy doxale autorisation bu marché bu mu mën a encadrer mu autoriser ko encadrer ko ñu bañ a yee fitna ci dëkk bi ñu bañ a taal réew mi ñu ngi wax nag nan dañuy dàq élection législative yi am na ñu koy demander ci société civile classique di fi nekk naka jekk sax nag ñi am xalaat ak vision ci wàllu politique amoon nañ ci tiitaange mais encore une fois élection yi kenn du ko dàq élection yi xaalis bu bëri moo ci dem déjà ku noppiwul noppeegoo mais dañuy continuer élection yi est-ce que ni ñu ko saxalee noonu lay amee liste titulaire Benno Bokk Yaakaar proportionnel bu Yewwi Askan Wi doonu lu dal xel doonu lu ñu nangu itam mais ak lu mën di am nañ fexe encadrer déroulement wu campagne bi mu tegu ci yoon ngir ñu def élection yi pourquoi ñu war a xalaat dàq ay élection ku ñuy defal Bakary Feko kan nañ respecter calendrier électoral te am résistance ci wàllu démocratie ngir changer lu ñu bëgg a changer sama discours nag yow sénégalais bi yaa ko moom képp ki gis boppam ni mooy sénégalais bi moomam discours bi naka jàngat ci façon bu leer nañ bañ ko jàngat ci façon bu parparloo ak partisan Sénégal rek moo ñu ñor moom rek moo ñu amal solo te moom rek moo fiy des moo ko ay luwaaw ku mu mën di doon nag luwaaw moo la féete kaw abonné leen MMD Média jot suñu ay vidéo abonnement boobu mooy tax nga mën a jot ci yeneen vidéo yi di ñëw jàngit jëf